waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi leen di nuyu yéen mbokk internet yi di leen di jaajëfal di leen di baalu àq ci weeru koor gi ñu nekk di leen di baal àq parce que nekk nañ ko ñu ma ko waxee à chaque fois ci liggéey ba nga xamante ni liggéey wax la te wax des fois nga wax la nga xamante ne blessé na nit wala métti na nit te yow bëggee ko woon noonu donc bu dee wax nañ fi la nga xamante ne naqari na nit wala neexul nit ñu ngi jégalu ñëpp di baal àq ñëpp di wax yàlla ñu yàlla may kattan bu ñu eggalee koor gi mayaat ñu gudd fan ak wér ba ñu fekke waa yeneen weeru koor war ko ci jàmm waaw tey nag ñu ngi fii ci Joal Fadiouth champion bi ñu seet si nag yaakaar naa dootuñu ko présenté muy Mame Faly waaw xam naa nag ni ñu ko fekk Joal dina jaaxal ñu bëri parce que moom waa Fambine la waaw tey nag ñu ñëwoon fii Joal seet si ko pour waxtaan ak moom ci wàllum bëre comme ni ñu leen koy waxee rek Lamyn TV Lutte 100% lañ wax donc dinañ dem seeti champion yi comme instant bi lamb ji arrêté gum na wala pause gum na ba koor gi jeex donc dañu bàyyi champion bi mu nuyoo après ñu dem si waxtaan bi champion bëgg nañ la. Lamyn delloo nañ la bëgg di nuyu mbokku àdduna yëpp di nuyu Sénégal ñëpp di leen baalu ak ci weeru koor bi te di leen baalu quoi di nuyu sama fans ñëpp waaw di bëgg bu baax a baax waa Joal bu baax di bëgg waa bu daal bu baax a baax tamit xam nga di nuyu sama yaay bu baax di nuyu sama papa bu baax a baax xam nga di nuyu waa Fambine bu baax a baax waaw di leen baalu ak si Covid di leen baal tamit waaw. donc nuyoo baa ngi noonu bu ñu jógee si nuyoo yi dañuy dem ci question yi donc maam première question bi mooy li ñu la fekk fi nga xamante ni moom mooy Joal pourquoi maam jógee Fambine ñëw toog Joal Fadiouth te dëkk Fambine yaakaar naa Fambine aussi ay champion dëkk nañ fa te toog nañ fa bëri fa ba doon fa ay champion mais maam dafa préféré ñëw toog fi nga xamante ni moom mooy Joal lan moo waral loolu. waaw Lamyn question boobu noonu may saa pour tontu si quoi parce que ñu bëri maa ngi dégg ay wax yu bëri ay wax si quoi ci sama nekk Joal wala caméra bi mais xam nga fii nii li tax ma nekk fii mën naa ne sabu kii nii toog la quoi waaye dama ñu gën koo xam ci wér xam nga mais fii nii ma nekk nii yaakaar naa ne am naa fi jàmm bu baax a baax maa ngi dégg nag ay waxu si mais yooyu yëpp amul njëriñ dafa mel ni famille nag Joal yëpp benn la quoi parce que jàmm bi ma am famille moom la am Joal voilà jàmm bi ma am famille moom la am Joal ma nekk fi nag ci ay loxo yu wóor ñu téye ma comme koo xamante ne mooy loolu quoi ñu téye ma comme seen bopp xam bëgguñu ma xiif bëgguñu ma wax xam loolu la quoi. donc comme ni nga ko waxee Fambine ak Joal yëpp yaakaar nga ni benn la man aussi li ma ciy bëgg a wax yaakaar naa Fambine amul salle de sport comme Joal wala. non non Fambine amul salle. waaw fii mais am na géej. am na géej waaw ganus bi mun nañ fa entraîner. ganus sax amu fa quoi. ganus amu fa donc fii moo gën a. ganus bi benn espace bu ndaw la rek benn espace bu ndaw la quoi. foofu noonu nit mu fa entraîner waaw. donc pour entraîner daal yaakaar naa Joal la gën a kii Joal la gën a yombee. waaw mën na nekk. pour entraîner Joal la gën a yombee parce que comme maanaam li ñu soxla daal mu ngi Joal quoi li ñu soxla mu ngi Joal. li ngeen soxla mu ngi Joal donc maam fii ci Joal yan mbër la fi àndal entraînement wala yan mbër la fi bokkal ay entraînement ak contact. fii nii Joal mbëri ma fi bokkal entraînement ku ci mel ni Mindiol Maxalaay ak ñoom xam rek ñeneen ñi quoi yeneen gars yi mais nag mbëri fi nekk yëpp laa seexal jàmm quoi aw ma xarama yàlla kenn aw ma kenn problème tamit ñoom ñëpp jàmm la ñuy dund quoi waaw. ok donc ñuy nuyu gars yi nga lim noonu ñoom Mindiol ak ñoom Maxalaay ak yeneen gars yëpp bu ñu jógee foofu dañoo bëggoon xam parce que Mame Faly nekk na ko nga xam ne tur yu bëri nañu Mame Faly la diva l'ambianceur Reug Reug Junior mais tur yooyu noonu yëpp fan lañ jógee ak lu waral tur yooyu surnom yooyu noonu yëpp. waaw l'ambianceur moom mën naa ne loolu gaa yi ko jàpp rek xam nga parce que yaakaar naa ne loolu laa ci dugg quoi ma duggee si lamb loolu moo tax ñu ma koy woowee waaw la diva bi nag xam nga rek benn femme moom moo doon woowee quoi ba affaire bi mujjee law xam nga mais Reug Reug moom loolu moom samay fans yi ñoo ma ko tànn quoi man même bu dul fans yi sax damay dox ba nit naa ma ndax Reug Reug nga da ngeen naan niroo ak yooyu noonu maa ngi koy nuyu à passage quoi di ko nuyu bu baax a baax waaw tur boobu doon tur bu ma neex tamit parce que sama idole la quoi moom Reug Reug. donc tur yi foofu la jógee la diva Reug Reug Junior ak l'ambianceur ah waaw mais dañoo bëggoon xam balaa ñu ñëw ci lamb ji en tant que tel Mame Faly est-ce que moom jàng na. waaw man jàng naa. moom ban classe la yem. 5e la bàyyi. 5e secondaire.
léegi moom lan moo ko bàyyi loo jàng nag dara taxul ma bàyyi ko quoi man c'est que lamb laa visé woon te bu ma demee ba visé lamb xam nga nekk famille nekk fa ak samay nawle ñu dem école ni ñëw xam nga ma xëy un bon jour dem Dakar ci sama yaay toog foofu noonu xam nga ma fa toogee école tii ma ñëw xam nga ma ñëw famille neexaayu Dakar jaax ma bàyyi fa jàng bi delluwaat Dakar loolu war a sama bàyyi jàng. ok donc bi nga delloo Dakar loo doon liggéey foofu si entraînement nga nekkoon dugg si bërëb bi wala. Dakar bi ma fa nekkee boobu dugg ma si bëri à 100% sax non boobu bëriwuma à 100% quoi Dakar je pense que bi ma fa nekkee sama yaay dafa amoon benn caabi ñoom bu ñu naan Fallou waaw mu amoon atelier de quoi foofu laa doon nekk foofu laa doon toog. ok donc moom si atelier bi mu bàyyi jàng si tailleur la nekkoon. waaw mën nañ ne si tailleur la nekkoon mën nañ ne nekkul woon si tailleur parce que loolu moom yaakaar naa ne du jàng quoi parce que dama fa doon toog rek di leen wettali quoi. ok donc maam bàyyi na jàng dem Dakar ñëwaat donc yaakaar naa foofu la maam duggee si làmb mais maam lan moo ko dugal si làmb ji dafa toog ni bëgg làmb wala da koo doon wala daa nekk li ko neex wala daa nekk si deretam nu mu fa demee. làmb nag bu ma ne leen lii moo ma si dugal naa juum quoi làmb damaa juutu fekk sama ñoom papa def ko ba bàyyi xam nga fekk sama tamit suñ dëgg du fawee làmb quoi suñ dëgg xale yu ndaw yi gën a tuuti dañuy fawee làmb dañu si gën a mag ma fekk ma nag samay grand bu ci mel ni ay ñoom yaamu ko tam ñoom taalibe kooku sama papa la xam nga maa ngi leen di nuyu au passage ñoom bese xam nga aso yaamu xam nga ñoom lambaar ba di 40 ans affaire yooyu noonu xam nga maa leen di nuyu au passage ñoom ñëpp xam nga leen baalu àq si wér googu leen jégal quoi ak leen naan seen rakam yi seen rakam muy nii xam nga ñu ñaanal ma quoi xam ne maa ngi seen ginnaaw quoi seen tànk laa topp. ok donc ni la virus bi duggee noonu la duggee ñu bëri na nga xamante ne dëkk nañ si île yi ñu dëkk si arrondissement Fimela wala ci Petite Côte bi day doon ay zone ya nga xamante ne ay zone làmb la boo fi juddoo tamit waaw pour nga doon mbër day yomb bu dee bëgg nga ko mais léegi comme ni nga ko waxee léegi nee nga Reug Reug sa idole la mais à part Reug Reug ñan ñoo nekkoon sa yeneen idole si làmb ñoo xam ne inspiré nañ la ba tax nga bëgg làmb. man pour l'instant bu ma la waxee dëgg làmb ki tax ma gën see dugg gën see jàpp Valdo la quoi baasu Valdo baasu jibil moom maa ngi koy nuyu au passage tamit moom xam nga sama grand bu baax la ku ñàkk kañaan quoi xam nga ma doon toog xam nga mu may naan làmb de laa war a jëriñ ma def loolu métti boobu xale bu ndaw laa ma dem joal ci moom toog foofu ma dem feneen nu ñu ko waxati baasu ci moom toog foofu xam nga mu may guidé quoi damay woon yoon bi xam nga xoolee ma benn bët bu ñaaw xam nga yéene ma quoi ba léegi loolu la ñuy dund ma ak moom bon maa ngi koy sant di ko gërëm ci côté boobu moom buñ ne ma faal léegi mën naa ne moom bokk na ci quoi parce que joué na si man loolu bu nice waaw. donc maam bu jógee ci li ko dugal si lamb yëpp idole yi mën nañoo xam maam bi mu demee ba xamante ne instant bi bëre rek a des maam fan la njëkk a bëre fan la njëkk a takkee ngeen bu ne day bëre tey. waaw bi ma demee ba xam ne lamb laa war a def bëre laa war a def famille laa njëkk a bëre famille laa njëkk a takkee rek ngeen bu pour bëre loolu Fosco la woon quoi fin d'année la woon fin d'année waaw ma ñëwoon bëre si sama benn papa bu ñu naan Ismaïla moo toogoon ba ne ma tey jii da ngay bëre ji par force fii nii doo fi nekk di lekk doo bëri xam nga ma dem lamb jooju laa njëkk a bëri comme loo xamante ne mën nañ ne lii lamb la teg nañ ci terrain lamb jooju laa njëkk a jël tamit si lamb quoi à part ay lamb meew yi ñu doon bëri si dëgg ba ak yooyu noonu lamb jooju laa njëkk a bëri jël ko. donc lamb boobu nga njëkk a bëri mais bi nga ko jëlee lan nga amoon lan lañ tegoon. lamb jooju bu ma juumul saako ceeb lañ tegoon bu ma juumul. ok donc sa dëgg nga njëkk a jëlee saako ceeb. donc bi nga jëlee saako ceeb bi noo dundee affaire yooyu mun na kon la première fois gars yi lu ñu wax affaire yooyu gëm loolu war nga am nga doon mbër noo dundee situation boobu noonu ñu nekkoon sa début. non même bu dul lamb jooju sax man dañ ma ko doon wax quoi da nga war a doon mbër te man mi sax dama koo gëmoon maa gëmoon ne damay doon mbër far force loolu kenn mënu si dara bëre ma yàqal lépp lu ma am sama àdduna bëre moo ma ko yàq bëre moo tax pour ma dugg si géej nii di mbaale sax problème la quoi dama koy def mais rarement bëri moo tax ma sacrifié wu xam bàyyi lépp ne damay bëri par force damay doon bëri kon mënu si dara. donc bëri moo tax nga bàyyi say affaire yëpp jàpp si bëri
mais maam yaakaar naa maam moom jël na ay nag. waaw nag yi moom macha allah quoi. mais maam fan la njëkk a jëlee nag. nag fi ma ko njëkk a jëlee Palmarin xaw ma Palmarin Ngall Palmarin bu ñoom étu bi foofu laa njëkk a jëlee lamb jour boobu noonu fii laa jógee kii maa ngi koy naan kan seetaan lamb naan mënoo jël nag jour boobu noonu benn gannaaw lambaar moo doon seetaan ma ne ko damay dem quoi ñu ànd jour boobu Dakar lañ jógee ñu ñëw fi moo njëkk a tëgg Palmarin bi ngay njëkk a jot mooy Ngéej moo njëkk a tëgg ñu ñëw xam nga bëre foofu noonu ki ko daan moo ma daan demi final ñu toog beneen lamb am ci suba sa beneen lamb am mu ne ma da ngay bëri ji ma ne ko non non boo bëri jiwul du ma bëri ji quoi mu ne ma dinaa toog après mu toog suñu gouvernement bi après ñu dem foofu noonu mu ne ma du bëri naa bëri quoi ko baax na ko ma dugg nag si biir poids loolu lamb jooju noonu xam nga li may wax nii lambaar mu koy dégg lamb jooju maa si gënoon tuuti billaahi wallaahi wa taala maa si gënoon tuuti ma ñëw dugg si lamb ji xam nga jaayantoo bu final xam nga bi ma jëlee nag fii laa koy woon soir mais kan nga daanoon final. lamb jooju ki ma daanoon final wax dëgg yàlla pour l'instant moom xaw ma ko quoi. xam nga boobu ràññeewoo gars yi quoi. non boobu ràññeewu ma gars yi te boobu mooy loolu avant loolu sax njëkkoon naa faa dem avant loolu njëkkoon naa dem jaxaanaw jël foofu saako jëf lamb jooju maa ngi fàttaliwu maa ngi koy daan xam nga troisième tour la maa ngi koy daan benn champion Abou Azef lamb jooju lañ gëj a bëree nag daanoon naa ko foofu quoi si lamb jooju noonu foofu laa njëkk a jëlee saako jëf après ma ñëwaat foofu jëlaat na ok donc maam Palmarin la njëkk a jëlee nag bi maam jëlee nag bi parce que gars yi fii moom bu ñu ma ko waxee sax émission rek suñu mbëri fii ci séeréer yi yaa ngi bëree loo mun a def te jëloon nag rek day mel ni góor bu duggagul neegu góor fi ngay jëlee nag foofu ngay gëmee ne yow léegi mbër nga parce que fii sax da ngay gis si dugub géew yi nga dugg si làmb di bàkku gars yi ñëw puus la ne la game puusal fii takkagoon nag mais bi nga takkee nag yaakaar naa instant boobu nag gëm nga ni maam mii war naa mën a doon champion. man même bu dul nag sax dama yàgg gëm ne man champion laay loolu gëm lu si dara man dama yàgg ës si affaire lamb parce que dama doon dugg foo xamante ne ñun ñëpp nañ ne kii xamul boppam kii mënu fay jël dara man dama yàgg ës dama yàgg bëgg lamb xam maa doon dugg si ay drapeaux yoo xamante ne ñii day naan kii xamul boppam xam nga man dama teel a bëri dama teel a jóg naan damay bëri man instant yi muy dugg ci ay poussière ay rawat boobu boo ma gisee da ngay naan déedéet billaa wallahi mais xam nga rek nit ki doom loo bëgg moom mooy loolu lu mu yàgg-yàgg da lay fekk. ok donc noonu la fa jógee mais dañuy ñëwaat ci benn point ba nga xamante ne tey Mame Faly buñ ko xamee ñu bëri ci loolu lañ koy xamee muy ambiance bi maam ci statut yi maam ci Facebook bi maam ci YouTube bi des fois sax doo gis combat yi mais maam bu duggee si géew day doon benn genre nit ka nga xamante ne day ànd ak xatar bu bëree bëri waaw fecc bi maam fan la ko jëlee da koo jàng wala daa doon la nga xamante ne daa nekk si moom parce que maam boo demee côté ay xam nga sabar lañ ko mën a wax mu yëngal boo ñëwee ci tëgg séeréer bi maam yëngal maam daal daa dégg daal comme ni ko gars yi di waxee dégg-dégg boobu noonu maam ni mu déggee kalañ affaire yi lan la da koo jàng wala daa nekk si moom nii naturellement. waaw loolu Lamine bari nañu ma koy laaj bari nañu may naan da ngay répété affaire fecc affaire yooyu noonu non man fi ñu toog nii am na loo xam ne dënd bu ko fi toogaat ma fecc ko man lu mu dënd tëgg rek mën naa ko fecc géwél lu mu tëgg rek man mën naa ko fecc quoi loolu mooy yàlla la ci man quoi mais jànguma ko répété wu ma ko xam nga rek mooy loolu mais ban nañu ma koy laaj tamit naan ma ay da ngay répété fecc peut-être ci parce que mais du loolu dama ko xam loolu daal mën naa ne judduwaale la ci man. donc maam fecc bi dafa nekk si moom mais est-ce que tey benn instant gars yi duñu lay wax ne maam bu duggee si géew war naa wàññi xadar bi parce que man du ma nëbbatu dama lay wax li fi nekk ay gars yu bëri da ngay toog si ñoom ñu ne maam day sonn avant bëre bi di ñëw parce que bu duggee si géew gi daw yeeg fecc beeg yëngal beeg loolu noonu da koy wàññi ba combat bi ñëwee day sonn avant muy bëre. loolu tamit loo ciy wax. waaw ba naa seetaan mooy sama premier dem Dakar may seetaan lamb ji après bi lamb ji jeexee maa ngi koy seetaan ma dégg benn journaliste di naan boobu dafa sonn affaire yooyu noonu xam nga mais pour wax leen benn affaire man fecc bi ma sonn man bu ma duggee si lamb nii comme maanaam di dox nii simplement nii du ma nekk fukk mën na woo yëngatu mën a nekk lamb su ma si duggee te yëngatu ma du ma nekk waaw du ma mën a fekk loolu xam nga loolu day doxal sama deret quoi. donc fecc bi dafa bokk si yow mënoo koo wàññi daal kon maam nee na bu duggee si géew te yëngalul du nekk il faut mu yëngal kon maam continuer di yëngal comme loolu nekk si yow parce que nit moom lu nekk si yow aussi xam nga bu ko changé nit day doxee li nga xamante ne mooy naturel ci moom mais léegi Mame Faly ab bayre bi
comme ni ma ko waxee rek maam boo ko déggee Sénégal mun naa wax ne képp kuy dund làmb bu bëre simple xam nga Mame Faly waaw maam ak bayre bi te bayre Sénégal fii nii xale yu jigéen ñi affaire yu demee noonu maam nan lay dundee bayre bi ak xale yu jigéen ñi. waaw bayre bi loolu mooy yàlla la ci man quoi parce que maa ngi sama yaay mu may seetaan li may wax nii mooy loolu mu koy dégg maa ngi fàttaliku benn jour mooy expliqué sama jaar-jaar ma nekkee xale nee na saa yu ma bootoon nii ba yegg ci xew ku nekk da koy gudd naan dama sa doom bi ma tey loo xam nga loolu noonu kon bokk mën naa ne judduwaale loo quoi saa yu ma bootoon ba dem xew rek gars yi dañ may buddi si jóg sa doom bi dafa maa neex animaté yóbbu ko di ak yooyu loolu dafa yàgg si man quoi mais mosuma dugg ci sëriñ naa ko defal ma bàyyi mosula donc maam bayre bi da koo judduwaale depuis temps booy mu doon loo xamante ne dafa naturel si moom donc bu ñu jógee foofu dañuy dellu si waat ci làmb ji. am na loo wax léegi point boo wax léegi affaire jigéen yi wax léegi. affaire jigéen ñi waaw. waaw boobu noonu naa ci jàppale parce que am naa ne fàtte woon ko. waaw. mais pour te dire vrai. man affaire jigéen loolu maa ngi siy dégg ay rumeur yu bëri saa yi dafa bëgg jigéen xam nga wala jigéen yi nii jigéen ñoo ko topp affaire yooyu noonu mais fii ku fi jóg jigéen ñi jóg ànd ak yow ku fi toog jigéen ñi toog ànd ak yow benn affaire nag laa mën a lancer quoi benn message laa lancé gars pour ñuy xamul bu nga jigéen du ànd ak ku tardé te ku tardé ñoom ñoo la tardé loolu quoi man na xam naa sama bopp baax xam naa fa teg sama tànk fii nii ku siw gaa duñ la bàyyi coose ko woy na ko siw du jàmm borom xam nga waral léegi ngay dégg yëpp mais pour te dire vrai instant yi nii kii bu ma bàyyi may fen bu ma jël téléphone di communiquer nii sax allo ak jigéen problème la ci man du ma leen aw ma gel nag parce que moo ko waxee rek maa ngi góor la quoi mais benn jigéen laa nopp sama àdduna te xamu ko moom xamu ko waaw gëmu ko sax gëmu ko laa benn jigéen laa nopp sama àdduna te gëmu ko waaw bu loolu liñ nekk xam nga nga xamante ne lépp lu ma fi wax àdduna si nañ ko dégg ma wax la si mais moom day toog des fois ay xale jigéen di ko doxaat du ñàkk wala am pagay loolu mis naa loolu ci jigéen ñi doo xale bu jigéen li la woo ci internet loolu mis naa ko mais xam nga xam ni koy dundee rek loolu am solo quoi mais nag jigéen duñ ko jànni waaw saa yu jigéen message ñëw si man naan ay affaire bu bëggee naan naxante ak yow xam nga ba génn ci quoi ci jàmm ak salaam te du ma la dépassé doo ma dépassé waaw ok donc loolu leer na mais maam tey dañuy ñëwaat si làmb maam tey ban génération la mën a wax ne moom la départ andoo si làmb wala yan génération la nekk di bëre fii combat yi gën a tar si combat bi maam kan ak kan la ñu mën a lim si gars yi nga xamante ne tey say combat ak moom day métti wala boo leen dajee si géew day métti. Lamine. tey laa la benn affaire nga dégg man xaw ma machine si làmb li may wax nii àdduna ñu may seetaan xam nañ ci dara xaw ma machine si làmb musuma fàttali ko foo xamante ne voilà am naa fa benn machine yi loolu affaire noonu benn jour la ci li ma mos a fàttali ko sama carrière mooy làmb boobu béton bi muy passé sama demi-finale bi damaa bëri ba làmb bi ma génne sax par avertissement quoi mais mosuma te si làmb amoon nag adversaire boo xamante ne gars yi ko maanaam mën nañ bëri nii combat bi métti non non man sama combat du métti damay ñëw daan la wala nga daan ma jóge mais du ma fi nekk di tricher di yàggal combat wala affaire noonu boo bëggee bëri di nga bëri boo bëggul bëri di nga bëri waaw yàlla may nam nag mën naa bëri yow nga daan ma mën naa bëri yow tamit daan la mais sama combat du yàgg xam nga ko. ok donc maam xaw naa esquiver combat bi mais dañ koy bàyyi mu sedd parce que gars yi des fois duñ bëgg a tudd jàmm ci émission yi demee nii. non man boo ma wax rek mën naa ne lii la quoi. waaw man dama leen génération bi instant bi yéen ak ñenn kay parce que ñi nga xamante ne boo leen dajee si géew day neex yow yaa leen gën a xam. non ñi nga xam ne buñ dajee si géew day neex bëri nañ. ma ko compté. bëri nañ trop sama génération ñëpp man ma la benn affaire nag bëri ak ku ma tollool gënaluma man koo xamante ne moo ëpp koo xamante ne bu ñuy bëre moom la ñuy jox favori moom laay gën a sawar koo xamante ne bu may bëre moom man la ñuy jox favori mais amul xaw ma xarama yàlla am benn mbir waaw képp ku ma dajal moom day neex képp ku ma dajal si làmb day neex waaw mais si loolu man mënumaa ñàkk a tudd tur muy Badara mit Ndiab internet ñu koy ziar di ko bëggee waa Mar Fafa ko la di bëggee waa Mar yëpp ak yeneen Mar yi sulu Marlooj ak gars yi nekk si indi yëpp waaw mais Badara tey internet ak Mame Faly si géew
Fimela Joal Dakar buñ dajee si géew dañuy mel ni ñaari gaynde te ku wante beeg affaire yooyu noonu mais problème bi lan la diggante Mame Faly ak Badara. waaw maa ngi koy nuyuwaale ak moom Badara mi jàpp champion boobu noonu di nuyu waa maa ñëpp xam nga di nuyu magam mi tamit bat kooku maag moom am ak moom xool c'est que nag dama koy wax tout le temps quoi léeg-léeg nit wolof yi naan la xam nga yaa sa combat yaa ak bat mais benn affaire laay wax nii pour ñu xam ko bat du sama noonu man du ma noonam xam nga lamba ñu boole lamb ji ñu njëkk a daje jam ñaajo la final la woon jour boobu noonu mu ñëw ne ma mbër may ma parce que écran boobu seex nañ ko mu ñëw ne ma may ma ne ko champion mu ne ma waaw mu ne ko gi nga lamb ji ni mu demee booy weenee famille la dëkk maa moom ñoo daje man maa ko waroon fay mais grand yi dañ ko dem toogloo kon boobu ma la mayee tey mooy loolu quoi naa teggi seen wax ma ne ko loolu mais bu du woon loolu moom may la après xam ñu bëre ma daan ko ñu wax seen dëkk ñu bëre foofu noonu mu daan après foofu la coow yu jógee mais bat aw ma moom benn problème magam yi ñoo bokkoon benn koñ Dakar ñu doon ay nit ñu baax billaa wala maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp xam nga di jour bi sama yaay di tuxu si seen koñ foofu noonu ñoom ñoo ko doon jàppale bagage am na benn magam boo xamante ne dégg naa léegi mu si bato yi quoi kooku moom sama xaay sama gaañ la woon dañ doon ànd entraînement mais bat aw ma ak moom benn problème bat bu ñëwee famille suñu kër lay daal bu ñëwee famille suñu kër lay daal mais dama gis ne depuis bañ bëree ba léegi laa ma famille bu amee sax du ñëw mais bu ma xamal ñëpp ni bat aw ma ak moom benn problème jàppal ma ko dara sama àdduna jàppal ma ko tus man bu ma bëree ba pare rek jeex na man lamb yóbbu ma ko fenn lamb day jeex quoi jàmm ji après moo fi nekk lamb day jeex après ñu nekkaat si leneen quoi mais jàppal ma ko dara jàppal ma ko tus ma sañoon man jour bi ma ko daanee lan laa wax ma ne ko mbër bu ñu dajawaatee ma lay xam nga ñu dajawaat seen dëgg xam nga affaire lamb bi jàpp ko mu ñëwul ñu bëre bi combat métti parce que war naa ko ndombo jour boobu noonu war naa ko ndombo 4 fois ma jumul mu war ma ndombo 2 fois parce que li ma daan xam nga noonu la demee quoi amaa moom benn problème wala fi donc loolu leer na li ngeen di def si digg géew gi loolu tamit lamb de ko laaj loolu yëfu mbër la parce que mbër tamit ñaari mbër buñ dajee si géew bokk objectif ku ne li muy indi mooy ak li muy bëgg mooy jël drapeau bi donc bu ñu tëkkuwante ku ne dinaan dama ko yóbbu sama dëkk loolu c'est normal comme ni ñu ko leeralee donc foofu dara nekku fa jàmm ak salaam la mais si digg géew gi nag day neex day saf te loolu mooy yoon sax warul yomb wala affaire mayante yi nga wax léegi sax man loolu man d'accord ma si yow mënoo dëkk Fambine kii dëkk Mar ngeen di mayante si làmb yi donc non loolu du neex non loolu boo ko déggee ma wax la parce que dafa seexoon na man jàmm quoi boobu dajewul ma ne moom dañ doon daje fenn sax mooy ruube quoi booy may ma nii may ma naa xam nga te bu ko fekkee si man dama koy yëkkati jox ko kon xam nga ne kooku seex nañ jàmm moo waral may wax loolu quoi mais waxuma sax seen diggante yaa Badara kese damay wax diggante mbëri yëpp waaw des fois mayante yi ñoo yàq lamb ji quoi ngeen di jàppale mbëri ngeen jàppale amateur yi parce que gars yi da ngay gis ñoo xam ne supporté wuñ Mame Faly supporté wuñ keneen mais dañoo dem lamb ja pour seetaan lamb seetaan bëri ñeneen ñu nekk ay supporter Mame Faly jógee seen dëgg Mame Faly mu ngi si lamb ja ñu ñëw paas donc tey boo mayee yaa ngi may la nga xamante ne moo ko lamb li ma koy waxee rek ki koy def c'est un sport individuel ci ki koy def mais dara gënu koo collectif parce que mbër buy bëri nay xalaat ñu nekk si ginnaawam supporter yeeg mbokk yeeg affaire yooyu donc maye pour man amul place si bëree boo demee ba xam ne nit ki da ngay mayanteeg moom allo yow da ngay seetaani lambu Diofior mu ne la waa damay dem Diofior lamb yi bëri na Diofior a ngi tëgg Fatick a ngi tëgg kii na dem Diofior kii dem Fatick mayante du am amateur yi bu na bëgg voilà mais mayante bi man mënu ñàkk quoi parce que imagine ngay bokkal entraînement xam nga sa du yéene bokk entraînement bi kontaan xam nga ngeen daje si lamb tey bëri est-ce que da ngeen bokk entraînement non mais yéen a bokk entraînement mais lamb yi bëri na kii bu demee fii kii dem fële waaw lamb yi bëri nañ dëgg la mais gis nga nit lépp luy sawar rek dañ koy jël man loolu laa jàppee lamb quoi donc foofu leer na mayante yi gars yi wàññi leen quoi waaw man moom d'accord ma si te gars yi amateurs yi d'accord nañ si seen supporters yi d'accord nañ si mais bu ñu jógee loolu dañuy ñëwaat ci Mame Faly ak bëre bi Mame Faly tey lan lañ mën a wax ne moom mooy fooram ci bëre benn action ba nga xamante ne tey ñi ngay àndal si bëre jàpp nañ ne maam bu jàppee sa tànk wala boo jàppee tànk maam wala maam bu la solee naax ñi ngay àndal seen ñi la xam ngay ànd ak ñoom seen xel day dal ne maam day daan maam lan mooy fooram ba lan mooy fee moom man pour te dire man lépp laay bëri boo ma fekkee see ma bëre bu ma la fekkee see dama bëre waaw bu ma la doon compter lii sama force si lamb tey mën nañ ci bañ a jóge quoi lépp laay bëri loo xalaat jóg koy bëri
fem boo xalaat dama maam day mboot. fem boo xalaat si àdduna dama koy bëri man dama complet si làmb dafa guma fi dara nag xale bu ndaw laa maa ngi ñaan yàlla def fi xam nga gannaaw yi fi romb li ñu def maa ngi ñaan yàlla def ko quoi waaw maa ngi ñaan yàlla Reug Reug mi sama idole li mu def yoon bi mu jaar maa ngi ñaan yàlla jàpp maa ngi koy fay nag maa ngi koy fay bu baax a baax pour am li mu am ci làmb maa ngi koy fay waa àdduna gëm-gëm la li nga gëm noonu tamit waaw yàlla si yàlla jàppale loolu lañ lay ñaanal comme champion yëpp waaw mais bu ñu jógee foofu aussi dañu ñëwaat ba tey rek ci objectif maam ci làmb parce que tey nit bu duggee ci làmb ci biir chef bi wax nga ci question boobu répondre nga ci ndax te yegg see guñu parce que yaa ngi naan ñoom Reug Reug li ñu def ci làmb bëgg ngaa def la nga xamante ne egg na noonu wala romb na ko mais maam mu ngi xalaat moom ban dund wala ban dund war a dund wala ban comportement la wala yor bu egg foofu noonu. waaw maa ngi xalaat comportement ma war a yegg foofu mooy lan. waaw man xam naa làmb li mu laaj xam naa làmb li mu bañ quoi te maa ngi si tànk yooyu noonu waaw incha allah rabbi mooy loolu lépp lu mu si bëgg rek naa waaw gëm naa loolu noonu waaw parce que am naa ginnaaw bi waaw am naa jàppale bi tamit. ok léegi ma bëggoon laa laaj benn question rek ci làmb ji ba tey maam lan la gën a gëm ci làmb mën a bëreem wala dooleem wala mystique si ñett yooyu maam lan la fa bëri ci làmb ji. waaw question boobu dama si sawar a tontu parce que ñu bëri boo waxee ñu naan saa yi ba gëm mystique affaire yooyu noonu mais billahi wallahi wa taala pour ma jóg dem ci sëriñ problème na si ma billahi dama koy def nag mais pour ma jóg dem ci sëriñ problème na si ma billahi wallahi mais ñu bëri dañu naan kii dafa gëm sëriñ dama dem naa sax bay dégg ay formation la peut-être ak affaire yooyu noonu billahi daa naan kii formation la dafa gëm sëriñ ak kii codé la affaire yooyu loolu moom c'est exagéré. parce que xam nga rek ñoom li ñuy gis man gisuma loolu man sëriñ ku ma la ne gëm naa sëriñ xam nga ku ma la ne góoma sëriñ maa ngi wax lu am gëm naa ko parce que dama koy dox mais bëriwul comme ni ko gars yi foogee bëriwul. donc moom lu mën a bëreem ak dooleem. waaw loolu laa gëm sama mën a bëri laa gëm parce que man balaa maa gën a bëri ma def ma gëm ma yóbbu sëriñ kese li laay gën a mën a bëri waaw. donc ba tey rek maam ci objectif yi yaakaar naa mbër buy bëre yaa ngi. léegi maam comme ni ñu ko waxee rek ci làmb ji mbër bu ndaw boo gis doon roi des arènes loolu la visé comme ni ñu ko waxee aussi borom bi ko mbagg boo gis magasin moo ne ci xol ba léegi ñuy wax maam est-ce que moom mu ngi gëstu bëre dóor bi. waaw bëre dóor bi moom laa gën a visé sax na simple bi quoi maa ngi siy dox ay jéego nag waaw di ñaan yàlla mu motali ko quoi kon bu ma sañoon tey jii suba maam combat dóor parce que xam naa maam am na licence dóor. non non amaguma licence dóor mais nag am naa samay grand yoo xamante ne ñu ngi siy dox quoi am naa samay grand yoo xam ne ñu ngi siy dox bu baax a baax waaw. te bëre dóor bi aussi yaakaar naa pour nga am ci ay combat foo nga nekk ci écurie yow yaa ngi xalaat dem Dakar toog fa bu dee bëre dóor bi nga visé affaire yu demee noonu. non maa ngi xalaat dem Dakar toog fa ñu ngi may doxal tamit ay écurie yu bëri parce que mën naa bëre Dakar benn gars yi ñëw ne ma xamee ba écurie Kër Massar ma yóbbu la sama kër nga entraîné ma yor la dugal la si arène bi nga bëri parce que am nga talent bi quoi ku la jàppale da ngay dem talent boobu muy Tidiane maa ngi koy nuyu au passage tamit pour l'instant muy Amérique. mais ba tey daal combat démarché guñ ko wala affaire yu demee noonu. non non doxaguñ ko quoi. ok mais ñu ngi siy def ay jéego nag. sama gars yi fi nekk ñu ngi siy def ay jéego bu baax a baax. waaw ñu ngi ñaan liñ ciy dox noonu mu sotee jàmm di leen di wax aussi comme niñ la koy conseillé ñu wax ko si yeneen mbokku séeréer yi wala yeneen mbër yi nga xam ne ñu ngi ci zone bi fii parce que bëre dóor bi tey boo gisee mbëri séeréer yu bëri li leen di tardel mooy instant bi nga nekk fii di bëre poussière di bëre raaw gaddu di bëre tànk say morom yow ñu nga Dakar di am benn combat ñaari combat ba ñetti combat te fii nii seetlu nañ ne gars yi balaa ñoo gën a gëstu bëre dóor bi dem ba poids lourd instant bi ngay bëre poids lourd ngay soog a gëstu bëre dóor boo demee bëre dóor say morom yi nga xamante ne bi nga bëre poussière raaw gaddu ak tànk ñu ngi doon bëre ay combat da nga leen di fekk ñii ci ay 7 combat ñii ay 10 combat fekk yow duñ la sax mën mais duñ nangoo bëre ak yow parce que seen palmarès mooy gën a baax sa bos ki am 7 combat tey du nangoo bëre ka nga xamante ne day soog a ñëw am combat ñu leen di wax yéen gars yëpp ngeen di teel a gëstu li nga xamante ne moom mooy bëre dóor bi parce que bëre simple tamit waaw dëgg la mais xaalis bi fee la gën a ëppee te pour nga doon champion vrai waaw ak fii si ñoom Papa Yékini eggoon ak yeneen mbëri séeréer yëpp il faut nga teel a gëstu li nga xamante ne moom mooy bëre
bëre dóor bi arène bi daal maam aussi comme nee nga sa gars yi ñu ngi ciy dox ay jéego ñu ngi rafetlu loolu ñu jël ko gëstu di la jaajëfal waaw donc yaakaar naa waxtaan bi foofu lañ koy yëmal di jaajëfal moom di ko remercier bu baax a baax parce que ci weeru koor lañ nekk ñëw nañ mu yaatal ñu accueillir ñu instant bi waroon fekk muy dem entraînement wala muy toog di xaar ndaw mais mu ñu bàyyi yitteem yëpp accueillir ñu waxtaan ak ñu koy jaajëfal bu baax a baax di gërëm gars yi di fekk aussi Adama ak Grand Laye waaw di gërëm ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan Lamyn TV yëpp di leen di wax ne gars yi abonné leen ñu abonné bul nañ abonné ñu abonné aussi ñu leen di jaajëfal dañuy bàyyi maam mu gërëm ñi nga xam ne war a leen gërëm wax daal son dernier mot maam bàyyi ñu jox bàyyi laa kaddu gi. waaw Lamyn kontaan naa ci yow trop waaw ci seet si bi ñu seet si tey xam nga di la jaajëfal tamit xam nga di la masawu si déplacement bi nga déplacé quoi di sant waa àdduna ñëpp surtout nag sama dëgg famille maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax xam nga di sant sama gars yi nekk foofu waaw ñoom yaamu katam xam nga ñoom talibé xam nga waaw ki ci mel ni lambaar ñoom yaamu ñoom bese xam nga ñoom Alou Sarr waaw maa ngi spécial pour moom quoi parce que moom day sonn si man xam nga waaw di bëgg gars yëpp xam nga di nuyu sama yaay yi fa nekk xam nga ñoom yaa ne mbaat xam nga ñoom yaa Fatou Fall affaire yooyu noonu xam nga ñoom yaa seen bu xam nga bu ma limee daal damay jum quoi sama papa yi fa nekk ñëpp maa ngi leen di bëgg di leen xam nga di leen masawu quoi di leen baalu ak suwéer boobu xam nga leen ñaan a jàmm xam nga di xam nga di remercier ñëpp xam nga di remercier ñëpp maa ngi remercier ñëpp xam nga di kontaan si Bassirou Sarr bu baax xam nga di xam nga di remercier jabaram ñi fi nekk xam nga ku ci mel ni Sarata ak Marom maa ngi leen di bëgg bu baax parce que gis naa ne ma taxawoo si dëgg quoi bëgguñu ma xiif bëgguñu ma mat xam nga maa ngi leen di remercier bu baax a baax Bassirou Sarr moom amul ma koy wax parce que kooku xam nga dafa sonn ci man billahi wallahi wa taala dafa sonn ci man amul lu ma dul defal lépp lu mu am bu amee benn ma ko soxlaa def ma koy jox ñaar xam nga ne kooku aw ma xeeb xam nga di nuyu xam nga yaayam bu baax di ko ñaanal mu guddul fan te wér yaa bintool kooku mën naa ne man maa ko gënal doomam billahi wallahi wa taala mën naa ne man maa ko gënal doomam moom day yor dara sax ma ñëw nangu ko xam nga du wax dara wax xam nga ne kooku noonu mooy loolu xam nga di nuyu sama gars yëpp sama si campagne yëpp maa ngi leen di nuyu xam nga waaw ku ci mel ni Badou Maaka Madou Badou moom kooku temps boobu ba léegi lay ànd ak man boobu mënu ko maa jël sax boobu yaakaaruma sax ginaar mën naa koo jël lay ànd ak man ba noonu ñoom Madou ñoom Habib xam nga waaw di nuyu ñoom Lay Sarr xam nga ñoom Baba Ndaw nguy ñu koy bëgg bu baax kooku moom mooy loolu maa spécial aw maa fenn parce que man maa tax dama tudd géej pour l'instant bii daa wala yàllaa tax may wax man maa tax dama tudd géej xam nga di nuyu Bassirou Sarr kooku moom lépp lu ma ko gërëm rek déglu quoi maa ngi koy gërëm bu baax a baax xam nga day def si man alal bu dul jeex bii laa wala te sentuwul ci man dara lépp lu mu am rek xam nga man maa ko gënal quoi waaw Lamyn imagine rek nit ki jënd oto ne yow yaa tax ma jënd ko pour lamb yi rek non loolu foor na nit ki jënd oto ne yow yaa tax ma jënd ko pour lamb yi rek xam nga di nuyu côté sama famille yaay xam nga sama fans club bi maa ngi leen di bëgg bu baax xam nga di leen nuyu di leen masawu quoi xam nga leen naan ñu gën a jàpp xam nga waaw di nuyu sama yaay bu baax a baax di nuyu sama yaay waaw ku ci mel ni Titiyo Namay xam nga béti ñoom Adi Mbour ñoom Adi Mari Ndiaye xam nga moo limee daal damay jum quoi xam nga waaw di nuyu waa Gambul bu baax nag li ko dalee Fayaku ba xam nga ba ñoo joor maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp waa Jiir la xam nga di bëgg champion ñu fa nekk ñoom du cam ñoom maa fama ñoom xam nga ñoom waalaan affaire yi noonu maa ngi leen di bëgg bu baax a baax xam nga di nuyu waa kaw bu baax di bëgg seen champion boobu noonu Alamani Bara xam nga di ko wax ci Bara maa koy bëgg bu baax xam nga waa Fayaku maa ngi nuyu ñoom Aïdara Fayaku xam nga ma jumbi sax aw ma xeer des dooni si man xam nga Aliou Sow mention spéciale pour kooku di nuyu waa këram bu baax waaw Aliou Sow maa koy nuyu bu baax a baax kooku moom aw ma xeer mention spéciale pour moom day sonn ci man Aliou Sow maa ngi lay nuyu bu baax xam nga dina ñaanal jàmm quoi ak jabaram maa jigéen xam nga di nuyu seen waa kër ñëpp xam nga ñoom jaari xam nga ñoom ami ak yaayam bu baax boobu noonu maa koy nuyu bu baax a baax xam nga di nuyu sama kër yaay bintool ñoom awa ñoom aado xam nga ñoom ñëpp waaw gàllu bas maa ngi leen di bëgg bu baax di leen nuyu ñoom maam sanu ñoom njobalaay Lamyn tey dama war a gërëm quoi ma nekk di jënd tey dama war a gërëm non man ñooñu sasuñu ma dara xam nga lu ñu ma sas dama bëri ji maa ngi leen di gërëm bu baax ñoom njobalaay ñoom maam xam nga waaw gaal ñi fa nekk ñëpp maa ngi leen di bëgg quoi bàyyi ma kenn xam nga bàyyi ma kenn ñoom ñëpp di bëgg waa Mbudaay xam nga ku ci mel ni ñoom aajoor xam nga waaw ak këram ñoom ramat affaire yooyu noonu xam nga
ak akat yi xam nga ak famille ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee akat yi bëgg sama yaay bu baax yaay Abdoulaye Sarr maa ngi koy bëgg bu baax a baax mère Oli maa ngi koy bëgg bu baax amu fenn di bëgg waa Mboudaay yëpp di sant sama koo xamante ne dafa sas si man na muy alaaji fii sama mag boobu noonu nga xam ne daf maa yéene xam nga di nuyu sama rak Badara Sarr bi nekk Espagne xam nga di nuyu sama mag yi fa nekk ñëpp ñoom Lamine Sarr xam nga ñoom Cheikhou Diouf xam nga ñoom Badara ñoom Ousmane ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg te ku koy bëgg maa faal daal te mun laa gis maa ngi koy bëgg quoi xam nga di ko ñaanal jàmm fu mu nekk maa ngi bëgg ñëpp ma limee daal damay juum maa ngi bëgg ñëpp waa Maya ngir ndax xam nga baasul baaxaar bétanti waa Sénégal ñëpp waa di nuyu Ablaye Ndiaye borom nuyu Ablaye Ndiaye borom nuyu maa ngi koy nuyu bu baax waaw di bëgg waat sama yaay bi nga xam ne man dama ko tibboo quoi waaw namay ak Tidio ñooñu moom man maa leen tibboo namay ak Tidio ñooñu sama yaay man maa leen tibboo maa leen di bëgg bu baax ma limee damay juum waaw sama gars yi Espagne xam nga bàyyiwuma kenn di nuyu Reug Reug xam nga di ko ñaanal waaw maa ngi nuyu ñëpp bëgg naa ñëpp daal ma limee damay juum bëgg naa ñëpp xam nga waaw bëgg naa ñëpp di bëgg sama gars yi bu baax sama gars yi bëgg naa nga interroger ma leen quoi waaw ok ñu ngi jaajëfal moom Fall yi waaw di jaajëfal caméraman bi nga xamante ne moom mooy Arona Fall borom Ngéeñan di nuyu waa Ngéeñan di nuyu sama waa dëkk aussi waa ko ba mooy séeréer di bëggee gars yëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp si Lamyn TV bi dafa am koo fàtte koo fàtte maa ko jege campement maa ko borom campement dama ko fàtte kooku mënu ma ko ñàkk a bëgg sama jigéen bu baax jooju noonu ak sama rakk bu fa nekk ma am seex xam nga maa ngi koy bëgg bu baax xam nga di ko ñaanal jàmm quoi maa ngi lay bëgg bu baax la ñaanal jàmm ñaanal sa sëy bi xam nga am si jur ay seex ay soxna ak yooyu noonu waaw maa ngi koy bëgg bu baax maa ko jël aw ma fi am quoi maa ngi koy bëgg waaw donc jaajëf gars yi kontaan nañ ci yéen